waaw jàmm dañ koy am fii Sénégal jàmm rek moo fi. d'accord monsieur le ministre dañuy dem Fatick laataa ñuy laal li jotaay bi dañuy dem ba Fatick bi nga xamante ni moom nga jiite laataa élection yi locales yi xam nga Fatick dama fa am xarit bu nga xamante ni ku la jege la muy ma koy nuyu de passage muy ki nga xamante ni moom mooy Papa Jamil Sarr. sama jarbaat la sama xarit la. sama jarbaat la yàgg nañu waxtaan nañ lu yàgg ci li nga xamante ni moom mooy élection locale yi ginnaaw bi ñu la tabaatee nga nekk maire bu Fatick. nan nga fas yéene doxalee ni nga xamante ni moom mooy maire bi parce que ñu ci bari dañ doon wax naan nekk ministre nekk maire doo tal mairie ba mais dañuy gis monsieur le ministre Matar Ba ak ni mu chargé ku tal mairie bu Fatick la aussi. waaw mais damay fàttali ne ci ki ma ko jëlee. nekk na fi premier ministre nekk na fi ministre de l'intérieur nekk na fi lu ne. xam nga nag politique la ñuy wax yàlla dogal na ci réew mi. parce que Senghor ba muy nekk président de la République boobu du mairie yi nii la demee. Oui. mais man dama passé service ak un président de la République. Politiquement doo fi gis ñaar wala ñett ci réew mi ku nekk maire passé service ak président élu pas au palais. mais à Fatick à la mairie oui. kon jàng naa ci wetam mu nekk ministre wala président assemblée nationale wala leneen ak leneen nekk ko ba léegi te loolu wax la woo xamante ne dafa war a dañu war a weesu loolu. ñu ngi waxtaan fii. am na ñuy seetaan foo xam que mënoo ko soupçonner. oui dafa mel ni dañu janoo. avec les nouvelles technologies de la communication et de l'information mun nañ fi nekk naan. mun nga nekk lii war a mënoo nekk lii. loolu weesu na. boo bëggee signé kayit léegi ñu yónnee nag nga signé ko delloo ko scanné ko doolee ko loolu du problème. loolu ñi koy wax mun na valable ci keneen mais mun ta valable ci man sama njaboot a ngi man samay doom a ngi Fatick di jànge Fatick sama kër a ngi Fatick. d'accord. mën naa toog fii ba guddi ma fanaani Fatick xëy def li may def génnaat ñëw donc le problème n'est pas là le problème mooy Fatick ñun ñëpp a ko bokk. ku votel Matar Ba ku votelul Matar Ba ku Matar Ba neex ak ku mu neexul ñun ñëpp kenn ci moom du dem yóbbaale Fatick ci sa poche ñoo ko bokk nañ waxtaan ku ci ne andi sa contribution. pour que ñu defar gox bi nga xamante ne moo ñu meññi. loolu mooy wax bi les élections c'est derrière nous. ce qui va se passer mooy Fatick bu defee defar Fatick jógee lépp ñu ne Fatick lañ bëgg a defar warta am opposition ñun ñëpp ñoo war a defar parce que suñu njaboot dafa ne suñu dëkk la te suñu tiitar la war a ne Fatick nag nit mun ngaa ne bëgg naa mu mel nii waaye Fatick doxul moom kenn du ko wax waaw déet kenn mënu ko wax parce que Fatick xamoon nañ fa mu ne woon ak fa mu nekk te le décollage dafa commencé en 2015 bi président Macky Sall di nekk premier ministre 2005. 2005 premier ministre. oui. ci la commencé tali yeeg yëpp génn parce que nit ñi dañ jàppoon ne Fatick da nga daan romb ba dem sax doo xam ne fi dëkk fu dëkk la. su ñu demee ba tey suuf amatuñu ko doomu Fatick yi dañuy bëgg a dëkk lépp jël nañ suuf si ñi tabax di góorgóorlu man d'accord naa ñu ne bëgg nañ Fatick gën ni mu mel. te loolu dafa jàddu doomu aadama nu mu mel da ngay bëgg muy gën di yokku. waaye fii dara new fi moom loolu c'est du nihilisme. mais leeraay bi ci grandes artères yi la koñ yi dégg naa boo demee lëndëm la def. loolu moom bu la nee yow de yaa ko mën a wax waaye Fatick moom. man rek non ku fa nekk non ki la ko wax xanaa peut-être dafa nekk. am na moom man fenn moo am jaxaaw koñam man maay dem Fatick sax non surtout jaxaaw jaxaw du koñ commune la. xam nga yaa ngi réer jaxaw du koñ commune la xam nga lu ma bëgg nga comprendre. am na fu amul man je ne suis man du ma wax lu dul dëgg. ouais c'est clair. parce que gisuma lu ma ko jaral. Fatick am na foo xamante ne ña fa nekk ñu ngi ñaxtu ne dafa lëndëm te ñu ngi ciy wuti saafara mooy ñi nga xamante ne dañu ñoo greffé wu ci quartier dëkk foo xamante ne béy dëkk la. fu béy dëkk am mënoo fa dugal courant mënoo fa dugal ndox parce que lotissé wuñu ko. te boo ñëwee daane li ñu def da nga leen di gën a lor donc restructuration ngay jëm te loolu day andi koppar da ngay dem ministère bi ko yore. di lijjanti pour ñu mën a restructurer le quartier. mais dëkk boo xamante ne daaw def nga fa 1000 lampadaires solaires ku mënta taxaw ne dafa lëndëm fekk fa la fa ne woon. Fatick bokk na ci dëkk yi nga xamante ci biir dëkk bi la fa am ci tali amul fenn. donc Fatick duma ko comparer ak Ndakaaru nag parce que Fatick c'est pas Dakar. waaye Fatick fa mu nekkoon en 2000. ak fi mu nekk tey am na ay jéego yu ñu def war naa yokk nag parce que loolu tax ñuy xeex. waaye kenn mënut a wax ne defuñu fa dara.
def ngeen fa dara mais lu ñuy waxatee làbbali fas taxu ko. fas moom laa wax dama ci d'accord ak yow. Sénégal li muy dox nii yëpp ngeen gis li président Macky Sall def demal ci dugal avion rek dem ci pays sous région yi nga xool xam naa ne yow sax bu. am nañ fi benn bu coupe amatee bu compétition amatee ci en Afrique il faut ñu yóbbaale la. su ko defee nga doxantu ci biir dëkk yooyu xool comparé ak Sénégal nga xool fi Sénégal nekk ak ñoom fi ñu nekk. am nañ ci kër gi koo xam ne te terewul ñu naan na président gën a yokk loxoom pour que yëf yi gën a dox. parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. il faut toujours ñu koy parfaire d'ailleurs loolu c'est le charme de la politique mooy tey jii kii liggéey na ba nekk 1 kilomètre yow nga ñëw égal 4 kilomètres keneen ñëw dem parce que benn nit mënut a yegg li liggéey. d'accord monsieur le ministre dégg nañu bon xam naa dégguñ ko ci télé bi sax mais peut-être wax nga ko ne nga bu la gouvernement bi jëndalee oto maanaam bu waree ci oto bu gouvernement bi dafay. waxuma loolu de bul tudd gouvernement barke démb dem naa jàlle ji. benn oto bu bees soo amee oto bu bees. soo amee man kay maa ko waxoon maa daxale li ma wax parce que yow dugal nga ci lu ci bokkul dama ne xam nga téléphone arabe bu waa ji waxee li mu wax nii. balaa moo yegg ci ki ko war a dégg day déformé wu moo tax nga da nga ciy yokk wala nga wàññi ci loolu moom mooy téléphone su ma la déyee benn affaire nga déy ma ko ma déy ko kii ñu dem bu yeggee ci ki mujje dina am lu yokk wala am lu wàññi c'est ça xam naa nag noonu nga ko déggee li am solo mooy barke démb dem naa jàlle ji mon assistante jëkkëram papam génn àdduna ma koy jàllewaat dëkk boobu sama maam fa la newoon donc sama papa wala sama yaay su ma yónni woon moo war a jógee jaxaw dem foofu. le village s'appelle Famba. waaw ñetti kër a fa ne te kenn amul droit sàncaat beneen kër yi noonu lay toll. d'accord. c'est pas un village qui grandit jamais. D'accord. c'est une histoire. su ma fa daan dem sama mbaam laa daan yéeg. mu doxal ma sama soxla. ma dox soxla samay waajur ñu kontaan ci man ñaanal ma moo tax ma ne man bu ma yàlla kàttanee ba ma jënd oto su ma ci duggee li ma sama mbaam ma doon jëriñ la may jëriñ soxla laa ci dox te mbaam ma soxla samay waajur laa ci doon dox bi sax samay soxla laa ci dox loolooy tax oto bi du ma yegg fenn fii je ne vois pas ce luxe là je suis dans l'utilité c'est que li nga xamante moom lay jëriñ mais pas oto bi nii la mel di bañ nga dugg ci ku ñëw doogi non je le vois comme mon naan là qui me permettait de satisfaire li nga xamante ne moom sama waajur doon ma yónni bëgg ma gaaw ci donc àdduna philosophie la dañ ciy dundee gis nga quand je prends l'exemple des familles là religieuses la muy El Hadj Malick muy Serigne Touba muy Limamou Laye Baye Niass ak tout li ñuy jàngal doomu aadama yi ngëm yàlla te ngëm yàlla dafa am lu ko tënk ngëm yàlla mooy fàtte sa bopp jàpp ne ki ngi nekk sa kanam am na lu ne ci moom moo lay jëriñ xam nga loolu boo ko xoolee nit kii li ne ci moom dama ko war a jox cër parce que li ne ci moom am na lu ma ci nar a jëriñ doo ko yàq doo ko wax lu ñaaw mooy ak taalibe doo yenu àdduna ak taalibe doo doo am kiñaan ñun murid ñi koo jàddee da ngay sujjóot da ngay jàpp ne sax moo la ëpp doole loolu acte la yoo xamante ne da ngay wone ne yow yëkkati sa bopp da nga ko bàyyi da ngay wàcce sa bopp parce que ki nekk sa kanam toujours da nga koy teg ne moo la sax ëpp daraja. D'accord. Si tout le monde vivait comme ça c'est ça que suñu kilifa diine yi di tabax te ñëpp bu ñu d'accord ne noonu la war a mel lii ñuy def ci politique bi du am mun ngaa jàng tubaab jàng anglais jàng lu ne waaye fondement yi dafa war a nekk yar gi suñu kilifa diine yi nekk def ci ñun mooy ak lu mën a xew jàmm la ñuy jiital ak ngëm yàlla parce que yow bu la leeree ne yàlla mooy joxe da ngay sabablu waaye doo ci yegg foo war ta yegg parce que yegg fa du tax yàlla jox la d'accord donc boo amee cëslaay goo xamante ne ngëm yàlla la am na loo xam ne di nga ko jombal sa bopp boo wéetee sax da nga naan lii lu ma ko def parce que da ngay xam ne l'affaire n'est pas là tout ce qu'on fait là c'est superficiel mais liy doxal affaire bi yàlla la yàlla ne woon président Macky Sall mooy nekk 2012 président de la République. oui est-ce que xam nga ne bu fekkoon ne Ablaye Wade nekkul bu ko doyee dil peut-être du ko nekk mais yàlla da koy jaral ci moom mu def lu tax ñu jox ko kon ñun bu fekkoon ne nit mooy fal boppam
foog nga nit dina topp ci kaw nit di daw nii mu jàll ko dee. kon nga fal sa bopp. c'est clair. waaw moo tax yàlla moo yor yëf yi moo tax loolu dama ciy dugg pour nit ñi comprendre ne. faire de la politique ne veut pas dire abandonner suñu base de li ci suñu éducation sénégalais éducation mooy ngëm. même avant ñuy def religion musulmane et tout ça là. vous allez à Jaxaw ci ñun ñi nga xamante ne ay ceddo ñoo fa gënoon bari mais dañu naan roog seen dañ naan yàlla am na cela veut dire gëm nañu ne am na kuy dogal. mais du tere ngay sabablu. donc sabablu boobu nag warta ànd ak weddi parce que mënoo gëm yàlla di sabablu ba pare weddi mooy jàpp ne kii tant que mu ngi dund du ma am li mu war a am ngay wut lu ko éliminer wala ngay ut lu yàq deram wala ngay ut lu ko toroxal doomu adama kenn du ko toroxal doomu adama dañ ko war a jox cër surtout yàlla tànn ko jiital ko te njiit du tuuti. njiit du tuuti ñetti xale yu foo sax dara xew ñu ne demal xale ba jiitu am na lu yàlla def si moom parce que moo ko tànn pour mu def ko. le président Macky Sall un président qui ne court pas la rue il faut que nit ñi d'accord ci loolu cër bi ñu ko jox bitim réew c'est parce que daf ko incarner daf koy dund di ko def. donc ñun sénégalais yi war nañu xam ne képp ku bëgg place am tu vas faire de la politique yem ci politique mais waruñu yegg ci yenn kaddu yu tegginuwul yi wala jàpp ne taal réew mi mën naa tax moom yàq daram wala déedéet non le président Macky Sall est en train de travailler pour les Sénégalais il se bat en disant ce qu'il a réalisé aucun président ne peut le faire ici. ah oui non kon ñu def ko Ablaye Wade ñëpp xam nañ ne bëgg na réew mi Ablaye Wade ñëpp xam ne xeex na pour réew mi dox am na lu mu def mais mënut a def lépp. mais état continuité la dafa ñëw fekk fu Ablaye Wade tekk réew moo tax ma respecté ko dama ne Ablaye Wade il a travaillé. oui waaye yàlla mooy jagleel ku ci ne mandat la nga ciy def yàlla nag lim jagleel président Macky Sall ci 10 ans yi. oui sant yàlla pour le pays parce que c'est énorme peut-être un jour un président viendra faire le double que ce qu'il avait mun na ne mais pour le moment. Ce qu'il a réalisé en termes d'infrastructure et tout ce qui tient ce pays-là amul ñi ko fi jiitu ku nekk ci loolu. c'est-à-dire li nga wax nii foofu moo war a nekk dynamique bu Benno Bokk Yaakaar surtout APR. fësal li nga xamante ni moom mooy liggéeyu président de la République mais dafa mel ni jamono ji dañu wàcc seen ligne topp benn ligne maanaam bu ñee waxee ñu tontu. loolooy dëgg xam nga fësal xam nga tontu warta tere ñuy fësal. mais am na loo xamante ne it. fës na ba pare xam nga man moom. boo nee Coupe d'Afrique fës na ba pare. nga ne jam ñaajo ay tabax ngay gis. yaa ngi koy gis. nga ne 80 000 ki ko jot na ci. te ay mbokkam xam nañu ko dama la bëgg a woon rek ne la am na lu bari loo xamante ne waaw am na loo xamante ne fës na ba pare. mais li ñu warta def mooy parce que nit nee na verte na nga fàtte ne rouge bi sénégalais yi dañ ko war di dégg tous les jours nga bàyyi fa rouge ba di wax verte. mooy li nga wax. opposition mun nañ jëm seen yoon ñun mun nañ leen tontu mais li ñu war mooy liggéey bi ñuy def ñu koy expliquer nit ñi di ci wax guddi di ci wax bëccëg loolu nag c'est pas un travail politicien c'est pas de tous les jours liñ la dénk da nga war a fexe ñi ngi ko dénk di ko xam. ñi nga xamante dañ la ko dénk ak acteurs yi nga nekk. sport tey lépp lu ñu ciy def képp kuy acteur sportif war nga ko mën di suivre di ko xam. ñun ñooy créer nag conditions yi tax ñu war ko xam donc loolu. yéen tamit am ngeen ci rôle. oui parce que le développement du pays réew mi ni muy gën di doxee seen lii di gën a dox. mais réew mi buy arrière fu ñu la war a fayee 100 000 ñun li jënti 20 000 du sotti yéen tam da ngeen cee war a góorgóorlu nag réew mi bu fi yàqu wala am lu ciy dal si lu baaxul du ci politiciens yi rek lay dal. yéen ñii fi ne nga xam ne yéen la ñëpp di suivre am na ñoo xamante ne tey. bu ñu war dañ laa jënd jox la ay milliards. non loolu boo waxee pour. waaw mais loolu bu taxee nga noppi loolu bu taxee nga noppi rek erreur am. gis nga ñuy wax dëgg nekk ci Sénégal bu baax waruñu noppi parce que dafa am ku nanguwul ñu wax. ñi war a wax dañu war a wax. yow tu es quitte avec ta conscience tey laa lay soog a gis. ñu toog nii. c'est clair. ay ati at yàlla na yokk ba nga màggat. yaa ngi dund. est-ce que man tey wax ma dëgg mun naa tax nga jàpp ne man danaa dal sa kaw ba doo ma wax dëgg
yàlla la yor yaa ngi régler ses problèmes ni ngay dundee xaw ma ko. c'est clair. donc il faut que nit ñi comprendre ne kenn yorul kenn. sa wërsëg mun naa jaar fii day ñëw ci yow rek. mais bu dëgg jotee dañ ko war a wax. te dëgg nag mooy defar réew mi. cela veut dire que bu doxul. war nañoo ne doxul. waaye bu doxee it war nañoo ne dox na. su fekkee ne dañ ñëw fii muy désert amul benn garab. nga dem 2 ans ñëw fekk fi juróomi garab. bul ne désert laa fekk. ne fekkoon naa fi désert am na juróomi garab waaye bëgg naa mot 1000 garab. ku jéggi de c'est comme ça que les gens doivent faire. boo leen di déglu day mel ni président Macky Sall day mel ni Sénégal sax day tàkk waaye mel ni Sénégal du dëkk. et puis nag xel day nangu leen. dans les pays où il n'y a pas de démocratie vous pensez que nit dina dem ci rajo wala ci site yi wax fi li mu fiy wax ba pare ñibbi këram. les exemples sont là. c'est clair. c'est parce qu'il y a de la démocratie que le monde recevoir Matar Ba. mu ne d'accord maak président Macky Sall du ca yem d'accord maak Matar Ba ministre du ca yem wax ba xaabaabal ñibbi këram te dara du ko daal kenn du ko porter plainte kenn du ko def dara. oui. donc il faut qu'on s'accorde qu'on a une démocratie si on n'avait pas de démocratie ce qui se passe au Sénégal du fi am. c'est clair. maintenant une démocratie ne veut pas dire de l'anarchie et fi ñu toll nii on n'est pas loin de l'anarchie et ça si l'anarchie doit s'installer force doit rester à la loi. parce que loolooy tax yéen ngeen mën a def seen liggéey yi moom mooy tax nga mën a ñibbi sa kër moo tax nga am jàmm ma am jàmm. oui. une république nag jàmm tax muy am bu fekkoon ne république li ñu koy tënk visé wul jàmm nit ñi. ñu bàyyi nit ñi ñu nekk ci buur rek ak bu fekkee sa kër jël la fa ne dem seen yoon. d'accord jërëjëf monsieur le ministre Matar Ba cant ngërëm ñeel na la xam naa ne dama lay jox benn question rek après su ko defee ma jox aji mu daal di tàggatoo parce que xaabaabal nañ bu baax a baax. waaw Benno Bokk Yaakaar bu Fatick. waaw Benno Bokk Yaakaar bu Fatick nag xawoon na effrité wu ci élection territoriale parce que nag élection locale territoriale yi dafa am spécificité. cela veut dire que mun ngaa bokk ci parti loolu it avancée démocratique la parce que am na temps kenn xalaatul dans le parti socialiste nga bokk ci ba pare ñuy dem élection nga jël liste taxaw ne. boo ko defee dootoo fa mës a dugg. boo yoree ndombo tànkit du fanaan sa kaw dañ koy nangu. président Macky Sall nag am na ouverture boo xam ne da lay fal ñu ne lii nga ne d'accord ma defal sa bopp liste. Fatick amoon na ay PCA ay député ñoo xam ne d'accord ñu woon ak Matar Ba. et nangul naa leen ko non méttiwuloon sax jongante moom mënut a yomb. même kii buy am 1% jongante la tudd xeex la rek waaw yàlla def na ñi ëpp ñun la ñu àndal. loolu passé na moo tax ma ne la ñooñu ñëpp ñoo bokk fi ñuy naanee ñun ñëpp président Macky Sall la ñuy jàppale. donc Benno Bokk Yaakaar avant les élections moom la ñu war a delloo su ko defee ñëpp soob seen loxo ci yëf yi su ko defee ñu gagné haut la main élection législative. parce que ce n'est plus Matar Ba suñu leader moo soxla parce que le président Macky Sall. on ne peut pas imaginer une cohabitation taxaw fii ba. da ngeen ko ragal quoi cohabitation. non dafa baaxul suñu régime bii ñu yor. dafa àndul ak loolu du ay ragal mais dafa àndul Sénégal xamul loolu li ñu xam mooy yaa jiite am na ay député am na nu muy doxee ñuy xalaatandoo. di xalaat li baax ci réew mi loi yi jàll yëf yi di dox waaye tey xam nga ne cohabitation bu amoon tey te xam nga loolu moom di ci wax sax. jaaduwul waaye tey jii bu amoon ci réew mu mel ni Sénégal li assemblée nationale du am liggéey comme. yow dañ lay ëpp sax dañ lay ëpp multiplier par la deux te coow li naan kur waxtu ma laa bu fekkee da ngay yor loo xamante ne mën nga cee installer désordre loolu mënul ne. moo tax ma ne Benno Bokk Yaakaar muy Fatick muy feneen ñëpp ñu defoon ay liste président Macky Sall waxtaan na ak ñoom ba ñëpp teg nañ lépp ci suuf ci réew mi. ñu defoon liste parallèle nañ dellu si ku ci ne na jàpp te xam ne. ce n'est plus une question de territoire mais c'est une question de régime